asalaamaaleykum waa Grand Médine ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi toogaay bi yàgg na waaye yéen a ngi toog di taaxirlu kon di leen sant bu baax di sant di gërëm suñu kilifa yi nga xam ne presque bokk nañ ñi fi njëkk toog di teewlu dara indiwu leen fi lu dul sagal ñu sagal seen sët yi sagal seen doom yi am initiative bëgg a wane seen participation ci li nga xam ne élection goxaat la donc la jeunesse féminine ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax mbir mi da ngeen ci bokk war ci wane seen bopp ndax gox boo gis dañ naan ndaw ñi ñoo war a góorgóorlu waaye surtout ndaw yu jigéen yi dañ leen war a impliquer déglu leen ñoom ñu indi seen xam-xam indi seen participation ci développement gox bi kon yéen ku leen gis xam ne pare ngeen seen parents yi waajal nañ leen mais je pense que ñu ngi leen di encadrer pour yéen tam ngeen mën a wane seen bopp ndax tey gëm naa ne tey ci seen jotaay bi dañ ciy xool ñu mel ne ñoom Mariam Sow exemple la jeunesse socialiste fii la nekkoon tey am expérience kon yéen a ci toll suivre leen ñu mel noonu yàlla mën na def ay député ay haut conseil mën a génn fii te yàlla incha allah rabi dina ko def donc di santaat waa Grand Médine bu baax mais man damay ñëw wax ci li gën a ëpp solo tey mooy dañuy politique parce que moment bi moment politique la dañu am ñoo xam ne tey dañu waroon taxaw ci wetu Grand Médine te defuñu ko au départ sax ne woon nañ Grand Médine la ñu àndal ñun ñëpp ñu ànd di góorgóorlu pour ànd ak Grand Médine parce que xam nga lan mooy intérêt bi ñu waroon ànd ak Grand Médine Amadou Sall am na lu mu wax sànq parce que suñu voisins yi ñu àndal ñoom ñëpp dañu waroon mobiliser wu jàppale ñu pour ñu defar Grand Médine comme que yàlla mayu leen xel boobu ak xalaat boobu ñun les fils de Grand Médine ñoo war a mobiliser wu am fulla am fayda kenn duñu corrompre porter le combat de Grand Médine pour Grand Médine mun am changement loolu nag gëm naa ne yëg-yëg la ci xol yëpp jamono yi ñu toll parce que depuis 63 à nos jours tey Grand Médine même difficulté yi la ñuy dund loolu nag dafa laaj ku ci nekk xoolaat sa bopp ku ci nekk da nga war a xoolaat sa bopp am na loo xam ne politique jaru ko dem nañ tey bay ànd ak le maire di ko dugal ci gox bi naan ko non waa Grand Médine da ngeen war a góorgóorlu parce que maire bi bu gagné état moom la àndal moom mooy def lii waaw bu état ànd ak yow 7 ans defoo dara kañ ngay defati yenn yi xeeb sa bopp la parce que taxaw waa Grand Médine di doomu Grand Médine sa baay am fi kër nga juddoo ci dëkk bi ñëw di nax sa ay frère rek sa ay mag te li ngay wax gëmoo ci dara kon ñun ci côté boobu la ñuy waxee Amadou Sall bi GIE de restructuration de Grand Médine moom moo àndoon ak paa yi ñoom paa Soumaré ñoom paa Ablaye Ngom di leen ci gunge di leen ci jàppale ñun ñu ñëw dugg ci parti bi di ci góorgóorlu ndànk-ndànk tey xam nga lu ñu war a njëkk a bàyyi xel mooy mag ñooñu nga xam ne ñoo dirigé woon GIE bi ñoom ñëpp làqu nañ ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ko porté woon muy Baye Ablaye Ngom Pa Soumaré nekk président bi fekkewuñu li nga xam ne dañ ko engagé pour dëkk bi diisoon na diis boo xam ne mënuñu ci woon dara mais su amulee ay nit yoo xam ne ñoo porté combat Grand Médine tey ni mu demee lay demee ñun ñëpp dañuy béjaaw bàyyi ko fi changement du am changement ñi fa dëkkee ci dëkk bi ñooy am fulla am fayda am ngëm-ngëm dëkk bi jaral leen pour changement mën a am changement du caaxaan changement kenn du ko masla te fii dafa war a changer parce que tey bu ñu waxee ci éducation gis ngeen école bi xale yi am entrée en sixième il paraît que inte 18 inte 20 la ñuy jàng ji dañuy jéggi tëli jéggi waat tëli pour seen parents yi inscrire ñu jël leen rek problème la kon école bi dañoo jàpp ne l'excitation de Grand Médine nécessité la dañ koy yëkkati en hauteur wala ñu xëccoo parking bii nga xam ne man damaa gëm ne ñun ñoo ko moom te loolu dañ ciy soxla ñëpp
parce que stade bi ñoom lu ñu jàpp ministère des sports ñoom parking bi fépp fu mu nekk ñoom ñoo ko moom. c'est-à-dire kon ñun Grand Médine amatuñu benn espace moo tax suñu programme ñu ne la récupération foncière c'est-à-dire terrain Grand Médine lañ koy wax ñun mais ci këyit moomuñu ko. terrain cité ji ñun ñoo ko moom ci këyit moomuñu ko parking bi damaa gëm ne ñoom moomuñu ko ñun ñoo ko moom ndax suñu kër la ñu dindi teg leen fi. l'assainissement de Grand Médine point bas bi mooy benn bi ak yeneen ñeent yi nga xam ne bu tawee dëkk bi taa loolu caaxaan du ko régler fulla ak fayda moo koy régler te loolu mi ngi fi juste ngeen mobiliser wu xam ne lii ñuy dox seen intérêt la te gëm naa ne yéen ñëpp comprendre ngeen ne lii ñuy dox lii ñuy wax seen intérêt la ndax ñun de bu dul woon suñ doon intérêt buñ ko doon xool suñu intérêt personnel man ñëpp xam nañu APR laa bokk. kon benn bokk yaakaar ma war a nekk sama coalition te li may wax rek nee naa leen ñoom ñi bokk APR dëkk ci commune bi ñi fi dëkk Grand Médine yëpp maa ngi ëpp privilège ci parti bi. maa leen ëpp privilège ba pare le président man la choisir ma jiite proportionnel bi ànd ak banda ma ne ko loolu du mën a nekk xam nga lan moo tax loolu mënul nekk. xam nga lan moo tax loolu mënul nekk li tax ñu wax ko yëpp ci dëgg rek lañ koy teg parce que ñun aussi depuis 2012 à part élection yi nga xam ne Khalifa Sall moo ñu gagné en 2014 mais yéen a ngi voté benn bokk yaakaar ñuy gagné mais kon ñun dañuy gagné nii rek ba Macky Sall jóge fi duñu am dara dañuy lànk pour fii changer dañuy bañ pour fii changer. donc nañu bàyyi caaxaan yi gis naa sax waa mante fraîche mooy couleur bi waa côté bële am na waaju jël photo candidat bi jël photom teg ci naan day nekk maire di caaxaan mais tàmm na ko nag noonu la defoon ci élection député yi nekk 6e proportionnel di wër naan député la xam nga caaxaan baaxul te il faut que ñu bàyyi di caaxaanee waa dëkk bi. di wër di wax ci seen bopp di caaxaan yooyu dafa war a jeex il faut que ñu respecter waa dëkk bi boo leen gisee dañu am chaque jour bu ñuy wax dañ naan dëkk bi parce que fii dëkk la village la dañu war a fexe mu nekk cité kon il faut que gars yi changer comportement bàyyi bu ñu demee ci seen intérêt bu nit ñi tëddee ñu dugg ci kër yi di yàq xel di yàq xol di wax yoo xam ne taxawul. ndax li ñuy wax ak di ko jéem depuis 2012 ba léegi ñu ngi koy wax yàllaa ngi def nit ñaa ngi ñuy gën a bëgg parce que dëgg du caaxaan. dëgg du caaxaan bëgguñu woon jël parole dañu bëggoon bàyyi ba vendredi incha allahu rabbi bi ñuy def suñu meeting de clôture ñu tase feek ñi nga xam ne dañoo gëm suñu projet ànd ak ñun muy waa Kër Damel waa Padois Builders Mixita Supreme Extension. ñoom ñi nga xam ne ñiñ fa am ñëpp mënoon nañ nekk candidat ñu ne non suñu dispersé woo candidat yi day bëri du ñu am dara nañu mobiliser wu ne yow commencé woon nga liggéey nit ñi xam nañ la am nga loo def nañ dajale wu ñun ñëpp ñu ànd ak yow ñu ciy sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax di leen wax le 23 dafa am loo xam ne incha allah rabi day xew. te loolu yéen a ko war a def te day xew incha allahu rabbi di sant suñu doomu ndey yi fi nekk yëpp xarit am di jàmm ñi nga xam ne suñu quartier bi am na fuñ ko teg caaxaanee wuñ ko ndax nag li ñu wër yëpp changé na et c'est possible Grand Médine mel na ñoom ndax Grand Médine jugee na ci programme fondation droit à la ville léegi mi ngi ci 0 bidonville pour vous dire que les fonctionnaires ci boppam dañu yàpp bidonville bu am ay R+5 ak immeuble yu toll nii loolu mën na nekk bidonville mooy ay cité baraka nga xam ne lépp ay poto tamaate la ñu jël ay barak di ci dëkk loolu mooy bidonville nga xam ne amul yoon amul dara fii dafa am ay yoon koñ yi dafa clair dëkkuwaay bu baax la ñu am kon bu ñu bëggee tilimal dëkk bi jël point bas fi ndox mi di taa bëgg a jël yëpp jaxase Grand Médine nañ fi jógee nañ ko yóbbu fii nañ ko yóbbu fa loolu dañ koy bañ parce que rus nañoo nekk fii suñu waajur yi sanc dëkk bi
ñun ñi am leneen lu dul def lu dul ñoom dañu sampoon ñun ñoŋal ko saxal ko parce que loolu devoir la si ñun. donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di wax yéen ndaw yi ñu àndal la jeunesse féminine na leen waa Grand Médine yëpp bàyyi xel.